asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya ñu amati mbégte amati kontante tey jii ci seen plateau bu télévision Al Wataniya ci xeltu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaareelu numéro di 77e numéro bu xeltu juddoo ak léegi mu nekk loo xam ni mbégte bu rëy la kontante bu rëy la tey jii la Babacar Naam am ak équipe bu xeltu dalal fi nag tey jii nit koo xam ni suñu wanee jëmmam Mauritanie daanu xam ni invité nañu seen doom kilifa gu mag ci réew mi def lu nekk ci biir réew mi naam naka fekk na moom ci wàllu boppam sax borewul lu muy dem wala sax du dem ci li nga xam ne moo jëm ci média yi waaye mu nangul ma jàkkaarloo ak man gannaaw nag juróom benn weer loo xam ne léewatu nañ ko man ak moom ngir mu mën a am invitation boobu mu nangul ma ko ñëw ci xeltu moo tax may wax ni saa su nekk ni émission xeltu mooy émission askan wi fa la ñëpp di jaar fa la kàngam yëpp di jaare kon ñu koy sante borom bi nga xam ne moo nu ko may nu kàttan boobu may nu timit xëy na qualité boobu nga xam ni doomu réewu Mauritanie ku mel na ki nu invité ji nangul nañu ko so donc nag ci 77e numéro boobu nag mu nekk loo xam ni daa ngeen gis loo xam ni xëy na su ngeen ko gisee daa ngeen xam ni kat Mauritanie war na dellu lu bëri ay doomam ba tax na tey ji ki ñu invité balaa ñuy sax gën a yàgg ci li nga xam ni moom mooy wax ji dañuy bàyyi ak notre réalisateur le génie l'incontournable l'infatigable le meilleur des meilleurs comme je l'appelle Racine Wane ak équipe am mu jox nu sunu élément de présentation parce que cette fois-ci ki ma invité moo ni toll moo tax dama ko présenté ci biir élément bi ñu ànd ak sunu réalisateur le génie l'incontournable dem dellu soit ci biir plateau bi. juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaareelu émission xeltu dalal gan gu rëy gan goo xam ni kenn dootu ko naataamle ci réewum Mauritanie ci xam-xamam ci yaram ci disponibilité am mooy li nga xam ni wax nañ ko ay mbokkam wax ko moom ki nga xam ni moom mooy Youssouf Fall mi ngi judd ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ca Kiifa moom moomulee di Youssouf Fall def école du tànkam ca Kiifa def timit li nga xam ni moom mooy école diggu doomam fële nga xam ni moom mooy ca Ayoun gannaaw loolu mu dem fële nga xam ni mooy ca lycée Nouakchott foofu la defee li nga xam ni moom mooy diggu doomam diggu doom boobu timit bu mu fa jeexalee ci la dem ca Blaise Diagne ba Ndakaaru foofu la defee li nga xam ni mooy BEPC ci atum junne ak juróom-ñeent téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent moom kii di Youssouf Fall dellu fa li nga xam ni moom mooy ca Faidherbe nag bu Saint-Louis wala amee li nga xam ni mooy baccalauréat am ci atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar jaar nag ci lépp loo xam ni yëkkati ko nag ci wàllu njàngam ba jàngam jeex moom mu nekk koo xam ni ci université bu mag la génne nekk tamit koo xam ni ku nu ràññ la ci wàllu kàllaama réew mi mu ci yëngatu bu baax a baax di wax li nga xam ni moom mooy tubaab di wax arabe waaye di wax li nga xam ni mooy français ak espagnol moom moomu la di Youssouf Fall nekk koo xam ni ku nu ràññ la nekk ci yenn ci béréb yoo xam ni liggéey bii di réewu Mauritanie suñ ko fi bëggee wax fii la ñuy fanaan occupé na fi nag fonction yu bëre ci biir réew mi moo xam ambassadeur bu jëm ci wàllu secrétaire général bu conférence des ministres de la jeunesse et du sport bu réewu Mauritanie nekk koo xam ni ku nu toftal la muy xalal ak di xalaatal jëwriñ ju dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan wàllu ndaw ñeek wàllu tàggat yaram nekk koo xam ni nekk na ay conseiller technique bu dul benn du ñaar nekk na directeur général bu dul benn du ñaar nekk koo xam ni tamit que dénk nañ ko ci wàllu Conféges di kuréel goo xam ni kuréel gu rëy la ci àdduna bi waa francophonie amal ko moom foofule mu am fa ndam lu rëy nekk koo xam ni su fekkee ni ay jogewaaleem ñoo ngi koy wax nekk na koo xam ni Youssouf comme ni koy waxee koo xam ni ku am yar la ku am teggin la ay mbokkam ñoom ñoo ko bëral wax ko ku ni mel nag tey ji suñ ko invité ci plateau bu télévision bu Wataniya day nekk mbégte ci réewum askanu réewum Mauritanie ndax doomu réew mi war nañ ko tey jii bàyyi mu tëdd di nelaw est-ce que doomu réew mi war nañ ko bàyyi xam-xamam xalaatam tëdd di nelaw déedéet askanu réewu Mauritanie rawatina njiitu réew mi di Mohamed Abdel Aziz moom ci wàllu boppam war na bàyyi xel ki ni mel ngir liggéey bu am solo boo xam ne mi ngi koy def ci réewu Mauritanie yàggul dara gis ngeen ko ci ndaje bu am solo boo xam ne ndaw ñoo Afrique ñoo ko doon def fii ci biir réewu Mauritanie mu nekk koo xam ni ku nu yëkkati la tekk ci kaw ndax lépp loo xam ni moo doon nas ak di not ci moom moomu la di Youssouf Fall ñoo ko def Mauritanie
ñu nu delloo njukkal seen ay doom ki ni mel jarul bàyyi jarul xeeb. voilà président maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci bi nga nangoo sama invitation yàggoon na bi ma léewatoo ak yow pour nga mën a jàkkaarloo ak man maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyu ak askan bi ñu soog am di sóobu ci waxtaan bi. jërëjëf Bakar maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu aussi askan bi ñu ngi déglu ñëpp ñu nekk ci biir réew mi ñu nekk aussi ci biti di nuyu waa réew mi yëpp ñi asumak ñi nga xam ni dañuy dégg kalaama wolof. te yàlla xam ne ni bëri nañu ci réew bi ne wanu ci wolof yi rek ñu ngi ci naar yi ñu ngi ci soroxole ñu ngi ci tukulóor ñu ngi ci xeet bu nekk tubaab yi sax ñu ngi làkk wolof kon maa ngi leen di nuyu bu baax yi ne ñëpp di la gërëm bu bari aussi di la féliciter ci seen nomination bi ñu la def en tant que rédacteur en chef bu El Watani maa ngi lay sant bu baax Babacar. voilà président ñu soobu ci waxtaan wi gannaaw bi ma la dollee gërëm ak sant tey jii suñu amee ku mel na yow tey jii ci plateau bu télévision Al Wataniya day nekk loo xam ni mbégte askan wi la maa ngi koy wax léegi ci biir reportage bi nga nekk koo xam ni ci wàllu tàggat yaram nga sóobu alors lu ñuy jëkk a commencé ci waxtaan wi mooy tàggat yaram bi nekk na si sa biir direct ndaxte am na ñu bëri ñoo xam ne su ma leen laajee damay wax ni ma loolu la xam nan la ñëwee ci yow nan nga bëggee sport ba dugg ci sóobu ci. xam nga Babacar ci yar bi la. sunu kër ñetti yëf mooy marqué sunu yar sunu famille benn bi mooy alxuraan parce que ay jullit nañu ay doomu jullit nañu ñaareel bi mooy école moderne bu nga xam ni sama papa mu nekkoon ci directeur de l'enseignement inspecteur primaire et cetera ñetteel bi mooy sport sunu famille yëpp macha allah tabaraka rabbi tamit ñëpp daal moom ci loolu ñu yaroo muy ñun mag ñi ñu topp ci man suñu doom yi suñu sët yi ñun ñëpp daal ay sportif nag loolu daal moo tax ma gën a ci dugg ñaareel bi mooy aussi nekkoon naa ci équipe nationale basket nekkoon naa capitaine am pendant presque lu ëpp fukki at nit ñi xam nañu ma ci bu baax loolu aussi moo gën a tax ma dugg ci affaire sport bi intéressé ci sport def ci étude ba yàlla def ma am ci sama diplôme ci Algérie ba pare génn ci comme deuxième de ma promotion. boobu tey daal maa ngi ci service jeunesse et sport. voilà yaa ngi ci service jeunesse sport nga tudd ko léegi nekk ci basket bi nekk en 1972 si je me rappelle bien si nga nekk capitaine bu équipe nationale bu basket nekkoon ci ku ci xarañ say jóge wàll yëpp xam ko alors basketu réewu Mauritanie moment bi nga xamee ni yéen nga fa nekkoon ak léegi kooku laaj ka sax defe naa dañ may wax ni Babacar warul laaj question boobu maanaam basket boobu ak basket bi ban moo gën ñëpp xamoon na ni Mauritanie si seen ay jamono vous jouez les premiers rôles en Afrique alors tey jii basket bi wàcc na ku mel na Youssouf Fall nekk ci lu toll ci at yooyu mu def lépp lan moo waral tax ni depuis boobu ba léegi xëy na sa occupation moo la ko mayul woon nga dellu soit ci terrain yi mais depuis bi nga ñibbisee ba léegi le doyen Youssouf gisuñu ko ci basket bi lan moo ko waral. maa ngi ñëw di seetaan basket bi di leen jàppale à ma façon. nit ñu bëri nga xam ni man maa leen yónni woon ñu dem formé wu. tey ñoom Ablaye lii ñoom entraîneur yi fi nekk yëpp ñu bëri ñoom Tafa Keita et cetera. ñu bëri nga xam ne maa leen yónni woon pour ñu dem formé wu. mun na wax ni am na terrain yu basket yu bëri nga xam ni ba ma nekkee ministère bi la jàppale pour ñu mën leen tabax pour xale yi mun ci jublu. seen panneau basket bu ñu yoree tey maison de jeunes bi nga xam ni nekk en plexiglas. xëy na mun naa wax ni sax benn panneau boobu rek mun am bu nga xam ne mun na def ay compétition normale boobu xëy na yàlla dimbali ma ci ba ma nekkee ministère nga lijjanti ko léegi sama rakk bu ma fonk moom moo nekk président fédération basket général Ndiaga Dieng ku ma ruus ku ma respecté moo fa nekk kon am ñu ay ndaw ñu koy jàppale bu soxlaa ma jàppale ko dinaa ko jàppale bu voilà su soxla nga jàppale ko daa ko jàppale mais tey jii ci sa xam-xam ak li nga def ci wàllu sport réewu Mauritanie fi mu toll fii nii ci wàllu basketam suñ ko xoolee dañuy gis nii tey jii amuñu saalu basket d'ailleurs soo xoolee ci Afrique wala sous région bi pratiquement Mauritanie kese moom moo fi amul li nga xam ne moom mooy salle basket moo waral tax ne mënu dem Coupe d'Afrique moo waral tax mënu fi organiser benn championnat bu Afrique est-ce que loolu tey jii du gàcce ci réewu Mauritanie alors ak doom yi nga xam ne doon ngeen ko ak li mu regorge yi lépp ci wàllu ay sportif yu mel na yéen.
jaaduwul daal ñu bàyyi basket bi noonu. parce que wax dëgg yàlla ci sport bu nga xam ne indi woon na fi ay résultats yu ñëpp dégg te fekk amunoon sax moyen boobu temps. ñaati yoon laa joué man mii ci équipe nationale fekk maa ngi yore ay dàll yu fëkk. la première fois ba ñu joxee prime 5000 francs c'était quoi en 81 Tunisie ñu gagné woon Arabie Saoudite c'était la première fois ñu am benn prime mu 5000 francs mais ñun passion bi ñun amoon pour basket bi. bien que terrain yi baaxul woon et cetera mais on avait des entraîneurs ba pare on avait une très forte solidarité ci suñu biir équipe bi vraiment ay frères rek ñoo ci nekkoon mais. d'accord c'était le début de l'indépendance ba léegi mais léegi wax dëgg yàlla waroon dépasser stade bi parce que am nañu ay joueurs yu baax a baax yu nga xam ne dem nañu à l'extérieur. Ils ont fait leurs preuves à l'extérieur certains ont été am na nga xam ne ñu recruté ci club professionnel ak ñooñu mu nekk Côte d'Ivoire mu nekk dans les pays du Golfe ñun bu ma sant dem dans les pays Golfe ñooñu nit ñi dina bëggu tey waaye gis naa ni daal ni progressé wul comme ni mu waroon progressé. terrain yi doyul. salle bi nga wax salle omnisport bi wax dëgg yàlla mënul nekk 50 ans après ba léegi. amul am benn salle. waxuma sax kii mais benn salle omnisport te salle omnisport bi du pour basket rek te laaj nañu ko amul benn président bu fi jaar te waxuñu ko affaire salle bi. parce que salle bi basket dañ ko arrangé waaye dana arrangé aussi yeneen discipline sportive yi discipline de salle comme handball basket et cetera ba pare daan fi mun def ay. activité culturelle daan ci mun def politique daan ci mun def yu bëri yu nga xam ni ñaanuma ko yàlla suba su fekkee ni am na des problèmes yi nga xam ne ci suñu réew waaye inondation wala yara ay nit yu bëri mën leen làq foofu ba yàlla def ñu jógee foofu tranquillement et cetera donc affaire salle bi daal wax dëgg yàlla ça commence à être une priorité. alors tey jii yaa ngi nekk koo xam ni di xelal jëwriñ jun fi nekk léegi di docteur Koumba Ba nga koy xelal ci xalaat ci lu bare bi mu wooyee foofu dama koy remercier de passage madame la ministre ndax am na courage au moins ku mel na yow bi nga pare waa si Conféges nga ñibbi si biir réew mi moom mu am xalaatu xelam bañ la bàyyi nga tëdd si sa biir kër ndax tey jii li nga liggéeyal sa biir réew xëy na mënoon nga toog sa biir kër ni man kat fu mu toll fi nii damay toog rek di julli di jàng alxuraan ñëpp xam nañu liggéey jaamu yàlla da nga toog ni man sama xam-xam sama xalaat dama koy def ci biir réew mi moom mu jël la indi la ci wetam di la dénk yenn mbir yi yenn dossiers yi alors est-ce que yaakaar nga moom ci maanaam xalaatam ñi nga xamee ne yaa ngi ko jóge nii que ni am na maanaam vision wala am na ngëm-ngëm pour salle basket boobu tey jii mu def ko fi. mun naa wax parce que comme docteur Koumba Ba ministre bi comme ni nga ko waxee rek xëy na yaram ak xelam moo tax ba nga woona ma pour ma jéem ko dimbale ci certains dossiers. te maa ngi koy def ni ma mëne. donc sama xam-xam àgg. mun naa wax ni ci priorité mi tey moom saalu omnisport bi mi ngi ci agendaam. ñu ngi ci agendaam te incha allah bu ko yàlla dimbale parce que xam naa ne aussi ku nga xam ne bëgg na def dara pour secteur jeunesse et sport bu ko yàlla dimbalee ba pare non seulement dafa xarang moom ci boppam waaye itam xam na suñu administration bu baax dugg na ci biir nekkoon na présidence pendant des années et des années donc xam na suñu rouage administration mën na ko génne. voilà mais est-ce que doyen Fall yaakaaroon ni tey jii duñ ko def comme ni ma ay morom parce que bi le président Mouhamadou Abdoul Aziz ñëwee ci bopp réew mi léegi gis nañu ni ministère boobu changé na bare na ministère yu fa jaar alors est-ce que aussi tamit que du changement boobu ñuy changé ministres yi moment bu nekk du arrêté leen parce que kii lu mu gëm ak lu kële gëm du doon lu benn est-ce que yaakaaroon nit war nañu bàyyi ministères yi ñu nekk ci place yoo xam ne daanu mën a di eggale seen yéene. moom mooy l'idéal waaye xam nga politique nu mu mel. bu doon suñu sago tey ñu am ministre bu nga xam ne dañ fi toog ba defar projet mi nga xam ni moom la yore pour faire aboutir dont d'ailleurs la salle omnisport. mais politique moo demee noonu yenn saa yi ñu soxlal feneen. muy yow muy man tey yow yaa ngi nekk fii télé démb yaa ngi woon ci njàngale bi et cetera donc fu ñu la soxla rek normalement war nga mën a dem. te yaakaar nañ daal ni incha allah ni bu ñu góorgóorlu tuuti. président Abdoul Aziz moom tam bëgg na sport trop. ni bu ñu ko jógee expliquer ko ni vraiment salle bi dara lu nga xam ni am na importance pour ñun du ñàkk ni mu seet waa Chine wala seet réew bu nga xam ni mën nañ ko defal. ci voilà foofu nga daaneel léegi foofu laa lay laaj est-ce que tey jii parce que dama koy waxaa saa su nekk ku mel na yow tey jii njiitu réew mi ci boppam Mouhamadou Abdoul Aziz tey jii waroon na la recevoir.
jàkkaarloog yow waxtaan ak yow ci si xam-xam bi nga xam ni ak sa parcours parce que lii tey ji ma yore muy sa CV su ma ko xoolee dafay nekk juróom-ñaari presque maanaam mën naa wax ni ay page yu bëri yoo xam ni moo nekk fii sama kanam loo xam ni sa jaar-jaar tey ji ku mel na yow damay wax njiitu réew mi tey ji war na la woo nga jàkkaarloo ak moom toog ak moom xam-xam bi la yàlla may nga toog nga jottali ko su ko defee mu mën aussi jariñ la fu dul sax foo xam ni ministre bi da lay woo rek ni la lii dama ko doon organiser dama bëggoon nga jox ma sa xalaat wala nga jox ma sa doole mais yow tey ji war na la impliqué ci yenn ci mbiri est-ce que tey ji su la njiitu réew mi woowoon tey ji tàllal loxo daa accepté tey ji tàllal loxo boobu. mënu ma ko bañ benn njiitu réew bi la moom moo njiitu réew bi ñaareel bu fekkee daf ma soxla ci sama secteur wala ci beneen secteur il faut que ma dem wuyu ko te mën naa la wax ni xëy na mi ngi may suivre mi ngi xam ni maa ngi dimbale ministère bi du ak Koumba Ba ak docteur Koumba Ba rek mais ak yeneen département ministère mais ba ma nekkee Conféges maa ngi dimbale bu baax yeneen ministères yi pour que secteur jeunesse sport bi jëm kanam moom ci boppam dinaa ko wax fii tey ñaari yoon jot naa ko ci téléphone benn bi ma bëggoon renouveler sama candidature 2009 mu joxe ci tout de suite son accord te boobu temps ñun ak francophonie demoon woon noonu mais malheureusement enfin maa ngi woon ci quand même une institution de la francophonie amoon na droit def benn dernier mandat mu teg ci tànkam mu joxe instruction ñu bind pour présenter sama candidature ñaari livre bi ma def pour man tam te maa ngi ko ci sant bu baax mooy demoon naa ba âge retraite ci sama biir deuxième mandat benn at wala ñaari at moo ma dese woon def naa pour ma terminer te fekk fonction publique bi may dem ñoom ñëpp d'accord nañu mais ma jot lettre nii naa dem retraite waaye ba mu koy joindre ci bind ko lettre mu jot lettre ci saa si nanu wax nanu ma bàyyi nanu ma fay sama salaire ak sama avantage yëpp ma continuer ba terminer sa mandat alhamdulilah rabbi alamin. Ça veut dire que donc le président de la République Mohamed Abdel Aziz ku la bàyyi xel la ku la bàyyi xalaat la mais man tey jii dama koy wax fii ci plateau bi parce que ku mel na yéen waruñu leen bàyyi tey jii ngeen tëdd noppalu war na la xëy na tey jii woo la nga gën ko jox sa xalaat ci loolu mu nekk loo xam ne lu am solo la. alors doyen balaa ñuy jëm ci gën a continuer ci waxtaan wi dafa am ay maanaam reportage yoo xam ne xam nga émission bi ni muy demee ndaxte da ngay topp xeltu da nga koy suivre. ñu ànd ak sunu réalisateur l'incontournable l'infatigable Racine Wane mu wan nu sunu premier élément dem nañu doxantu seet kenn koo xam ni ku ko joge la ñu dem seeti kan la muy Racine di Wane. mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya mbokku téléspectateur bu émission xeltu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaareelu numéro xeltu dalal gan gu rëy gan goo xam ni kenn dootu ko nantaamale te daanu wax lu tax ñu wax leen gan gu rëy la ba tax na kon suñu defee émission mel noonu ñu dem seeti kenn ci koo xam ni ku ko jóge la bokk ak moom ndey ak baay nekk koo xam ni kenn dootu ko présenté ci biir réew mi di secrétaire général du jëwriñ ju dénk lépp lu jëm ci wàllu càmm ji ak lu jëm ci wàllu mbay mi ba tax na kon docteur Fall ñu ñëw seet si la war a waxtaan ak yow ci sa magu bopp koo xam ni sa kilifa la sa lépp la sa jógewaale la alors tey jii ban kàddu nga nu mën a wax ci ki nga xam ni moom mooy Youssouf Fall. jërëjëf bala may ñëw ci li ma laaj maa ngi leen di nuyu di leen dalal di nuyu mbooloom seen téléspectateurs yi te di leen remercier tamit ci genre émission yi ngeen di def ñu xam ni dina tax ñu xam kan mooy doomu réew mi li nga ma laaj lu rëy la te kem bañ naa ci wax te war naa ci wax parce que su ma ci waxee nu ni ma rakkam la lu baax rek lay wax ci magam mais war naa ci wax parce que damay seede lu mu def Youssou lu rëy la ci man parce que mag la te bàyyi la ci man ba yàlla defee sunu papa Babacar Fall yaraxmu jóge fii Youssou nekk na ni moo nu yar ñun rakkam yëpp moo nu yar te Youssou tamit ku bëgg mbokk la waxuma sax mbokk waaye dafa bëgg nit te Youssou bëgg partage ci lu mu am ci xam-xamam ci bëgg dimbale nit
yàlla def na nag cadre la ci dëkk bi am na góor gu rëy président bu rëy bu newoon nii bala ngay seet lan la dëkk lan la nga dëkk sa dëkk def ci yow da ngay seet yow lan nga war a defal sa dëkk te def naa ni Youssou ci doomu dëkk yooyu la bokk parce que Youssou consacré na dundam yëpp pour servir dëkkam ci fonction yi mu yore yëpp ba mu fi nekkee dafa consacré addunaam yëpp ci jeunesse bi ba mu ne ba ko yàlla may tamit moo am poste international consacré na jeunesse parce que nun koy waxee jeunesse mooy yaakaaru réew te Youssou liggéey na ci lu bari. docteur mu nekk loo xam ne tey jii kenn dootu ko naataamle comme ni ma ko waxee léegi ku mel noonu dëgg la fu mu toll fi nii ku liggéey li mu liggéey ci réew mi wala liggéey ko ci àdduna war nga bër noppalu waaye damay wax saa su nekk ni ñu mel na yéen ngeen di sagu réew mi ak xam-xam bi leen yàlla dénk ñu jox leen que waru leen di bër waru leen di noppalu te ngeen war di liggéeyal ak seen borom ba ëllëg yàlla def lu gën ci yéen te yal na yéex yal na ngeen dund 150 ans yàlla may leen wér ak kàttan mais ku mel na Youssou tey jii est-ce que yaakaaroon ni tey jii fi mu toll fi nii war nañ ko dolli beneen njukkal bu gën a rëy lii mu def lii baayam defoon na ko moom def na ko ay magam wala ay rakkam ñu mel na yéen def ngeen ko. ba mu paree ci fonction internationale bi ko yàlla dénkoon ba mu ñibbisi dama ko wax ni grand jot nga noppalu tuuti waaye tontoom bettu ma daf ma ni déedéet yaakaar naa ni jeunesse bi ba xam ni mooy importance su dëkk am naa liggéey ba mu war a def te ba mu ñëwee ba léegi tamit def na ko parce que ba léegi rencontre internationale yu bëri fii mi ngi jàppale ministère te ku mel ni war nañ ko jox mu continuer encadrement war nañ ko jox tamit yeneen kuréel yu xam ni mun na dimbale jeunesse bi ñu jëm kanam parce que dina bokk ci formation bi te suñu jeunesse tey ñu xam ni ëllëg mooy jël réew mi soxla nañu ñu leen topp ba ci kanam mën nu acquérir certaine expérience boo xam ni daana mun demal seen bopp yaakaar ni Youssou de maa ngi ko koy ñaanal de yaakaar naa ni réew mi war na ko dénk leneen lu xam ni ba ca kanam mun na ci dimbale jeunesse bi. sama laaj bu njëkk yéen a bokk ndey ak baay complicité Youssouf ak maanaam famem nan la xam nañu ni ko bëgg famille la ko bëgg njaboot la ndaxte témoignage boobu fu nu dem si biti même sulul sax yéen ñi nga bokk ak yéen dañ koy wax léegi complicité bi nga xam ne dox na ci biir famem nekk na koo xam ni ku firi la ak famem nan lay dundee ak famem. Youssou dafa def ko xam ni yàlla daf ko def ku yaatu la Youssou bëgg na problème boo am mu yëg ko seet ci lu mu ci def su ci mënul defee sax dara dina la wut conseiller la famille am daf ko bëgg. mën nañu wax ni tabarkalla macha allah sunu famille rëy na bari nu ay doom baay moom mooy ciment wu kër gi ku xewle ku am problème Youssou taxaw la te kooku sax su ko war a def daf koy def mais Youssou def na ko ak ñeneen ñu xam ne bokkul ak ñoom dara ñu xam ni ñu doon liggéey ak ñoom la. wala comme ni mu koy waxee muslim mu laan boo xam ne soxla na ko Youssou dafa yaakaar ne lu mu am rek partage moom lay qualifié Youssou conseiller moom lay qualifié Youssou def naa liggéey bu mu def ci vocation la parce que Youssou éducateur la ku ni éducateur la wax nga yëpp. voilà donc mbokku téléspectateurs yi xam ngeen ni ki nu invité defe naa ni kenn dootu ko présenté ci biir réew mi moom tamit ak lépp li nga xam ne def na ko comme ni mu koy waxee rek xeltu di jénn fu kenn dul foog ak fu ñu ko dul xalaatee ba tax na moom ci wàllu boppam sax daanu jàkkaarloo ak moom ci wàllu émission xeltu ndax dama koy wax ni xeltu lu dul rek feeñal doomu réew mi ci seen taxawaay ñu leen di jox ndaje incha allah ci beneen jotaay maanaam ci témoignage yu émission bu xeltu. voilà doyen dégg nga li nga xam ni moom la sa rak wax témoignage bi du témoignage yu ki bokk ak nit ki ndey ak bàyyi ndaxte bi ma jénn ci biir tamit li ni mel lan ma wax alors tey jii ci ni ngeen di dundee ci wàllu famille bi foofu lay jëm sa waajur di sa papa di Rahmou Babacar Fall nekkoon koo xam ne ku nu ràññee la ci biir mi nekk premier maanaam inspecteur de l'enseignement fondamental jàngal jiitu réew bi fi jëkk nekk muy le père de la nation Makhtar Ould Daddah alors est-ce que mën nga ma dellu si tuuti ci famille bi
ak góor gi avant ñuy dugg sax si Makhtar Ould Daddah. suñu famille alhamdulilah rabbi alamin famille bu mag la comme ni mu la ko waxee dëgg la am na ay piliers yu nekk suñu éducation wax naa la ko mooy suñu diine islam mooy école moderne ak sport mais dina nekk famille aussi bu yaatu suñu famille yëpp foofu demee daa fi fekk bépp xeetu Mauritanie ci biir saraxole yeeg wolof yeeg naar yeeg tukulóor yeeg et cetera ñëpp ni ñëw géwél yi yeeg ak tëgg yeeg ak shérif yeeg yëpp ñëpp duñu ñëw suñu kër parce que suñu kër dafa nekk kër gu ubbeeku sam papa moom premier postam Boutilimit la servir woon. Boutilimit mooy fi Makhtar Daddah bokk yarhamu juddoo te fu mu dëkk papa yi Makhtar moom ci shérif la bokkoon donc c'est une famille maraboutique bu nga xam ni bëgguloon bàyyi doomam mu dem ci école française mun naa wax ne sama papa moo ko convaincre presque pour que mu bàyyi ko mu yore ko ci école suivre ko te wax dëgg yàlla président Makhtar Daddah yarhamu ne woon na ko am wëlëre parce que comme ni mu ko daan waxee daa woon a toog bu mu nekkee président jékki-jékki mu ni dagaj guddi ñëw nuyoo si waa kër gi yëpp ku nekk mu laajte la et cetera dem ak soxnaam Mariam ci benn auto banalisé te gis nañu aussi toujours ay carte de vœux yu mu doon yónnee sama papa ak ay lettres mais toujours mon cher maître rek la koy wax mon cher maître et d'ailleurs rendre na ko hommage ci livre boobu ñu wax Vents et Marées voilà mu ko ci wax ju rëy voilà rendre na ko donc ñu bëri sama papa donc jàngal na leen fii ci Mauritanie ba pare yàlla def bu ñu amee indépendance inspecteur de l'enseignement là donc de l'Est ñu affecté ko fii comme directeur de l'enseignement fondamental mu yore donc école primaire yi l'enseignement primaire mu yore école primaire ba pare nekk inspecteur ci français ak ci arabe donc école arabe yu bëri nga xam ni moom moo leen ubbi fii ci Mauritanie moo commencé leen ubbi ci Mauritanie donc après l'indépendance wax dëgg yàlla mu def liggéeyam nu mu ko waree jàngal nu aussi def suñu liggéey parce que ñun ñëpp macha allah ay bête de travail noonu ba pare yàlla ñu am xarañ ci liggéey bu ñu def ñun daal ay commis de l'État alhamdulilah doyen du ñuy dem ci deuxième élément bi parce que comme élément yi dafa xaw a bare ndaxte Mauritanie yëpp nag dinaa la ko témoigner fii ci télévision Al Watani bëggoon nañu teef témoignage ci yow mais comme émission bi mënuñu jël ñëpp ñu segg ci quelques-uns rek pour mën a maanaam wax kan mooy Youssouf Fall l'incontournable Racine ñu dem seeti sunu deuxième reportage kii élève am la woon bari na loo xam ne nee na moo ko def ci moom ñu dem seeti ko dem dellu soit ci plateau bi. mbokk yi ñoo ngi ak Tabara Gaye di directrice générale fële ci jëwriñ ju nu denk lépp lu jëm ci wàllu ndaw ñi ak wàllu tàggat yaram mu war na wax nag ay baat ci ki nga xam ni moom mooy Youssouf Fall nag xam ngeen ni dootuñu ko présenté ci réewu Mauritanie wala ci Afrique donc du ñuy ànd ak moom rek mu wax nu ñaari baat ci ki nga xam ni moom mooy Youssouf soxna Tabara tey ji ñëw seet si la ci sa kër ci ay kàddu yoo xam ne yaa ngi ko war a yëkkati jëmale ko ci sa xarit sa soppe Youssouf Fall nekkoon ko xam ni tegte ne la lan nga nu mën a wax ci doyen Youssouf. asalaamaaleykum Babacar maa ngi leen nuyu di leen sant di nuyu télévision Watania dama lay yëgal ni tey jii rek laa mës a kontaan bi nga xamee ni da nga ñëw di ma laaj ci suñu doyen bi nga ñëw xam ne da nga ñëw di ma laaj ci ki nga xam ne ki man mën naa ni moo ma tette ndax dama jóg rek gis ko mu nekk ci mbirum sport bi. moom mooy le premier professeur d'éducation physique sportive de la Mauritanie di jouer basket nekk ci équipe nationale bi nekkoon capitaine de l'équipe nationale yemul foofu dafa bu mu nekkee chef de service universitaire scolaire et universitaire dafa def lu nga xam ni fa tabarakallah macha allah ku nekk di cadre sport xàmmee nga ko yàlla def bu baax boobu moo tax ñu jël ko nommé ko directeur du centre dafa jóge foofu rek ñu nommé ko directeur du centre mooy centre de formation des cadres de la jeunesse des sports bi nga xam ne léegi mooy institut national des sports mu nekk fa ma jaar fa génn mu jóge fa ñu nommé ko mu jàngal bu am solo ndax nekk na directeur ba pare di jàngale te li mu la jàngal ma tabaraka ma macha allah kenn mënul ni Youssouf lii mu la jàngal du noonu mu jóge fa nekk directeur de sport nekk conseiller
jóge fa nekk chargé de mission bu mu ko nekkee nag daf ci ndax li muy def lu nga xam ne lu am importance la lu am fayda la moo tax ci bitim réew benn organisation bu ñuy wax Conféges nga xam ne ñëpp xam ko ci francophonie la bokk mu nekk fi correspondant Conféges te loolu xam nga lu la fay yóbbu ay mbirum concours ki nga fa nekk chargé si mu nekk chargé de mission mu def concours def ko ak ay doomi réew yi du Afrique de continent adduna bi yëpp yàlla may ko mu nekk secrétaire général Conféges nga xam ne ay réew yu bari si léegi 5 continents yi nga xam ne ñu ngi wax ay làkk conférence des ministres la ñuy wax ministres yëpp yi nga xam ni dañu boole kon ay état ak gouvernement yi nga xam ni français la ñuy wax moom la ñuy wax léegi ministre yi nga xam ni de la francophonie mu nekk seen secrétaire général. voilà mais est-ce que tey jii ku mel noonu tey jii ci biir réewu Mauritanie parce que man dama koy wax damay wax ni il faut que ñuy am sañ-sañu nag di wax li doomu réewu Mauritanie yi di def ku mel na moom ci maanaam capacité boobu nga xam ne wax na ko est-ce que Mauritanie dëgg delloo na njukkal ku mel na Youssouf Fall. waaw man même bu ñu ko delloo si man des na ci man des na xam nga fii Mauritanie xamuñu valeur Youssouf Fall. man mi nga xam ni man may jiite jigéen ñi ci réew li ma la wax léegi muy francophonie mais li ñu fonkee Youssouf Fall gis nga bu mu jeexalee mandaam les 5 continents dañu nekk di jooy man maa la ko wax jigéen ñi surtout ñun ñu mu jiite ñi waxuma la ak góor ñi même ki fa nekk léegi nekk njiit mi secrétaire général élève am la woon Youssouf Fall la roy ñi fa nekk ñi man ni la jigéen ñi dañu ni ma Youssouf Fall mii xam naa bis bu dellu dana nekk ministre. mais est-ce que tey jii ku mel na moom tey jii dëgg la dafa waroon toog noppalu ndaxte liggéey na lépp lu mu war liggéeyal ak réewam mais ci jamono ji ñu toll nii ku mel na njiitu réew mi Mouhamadou Abdel Aziz war na moom ci wàllu boppam sax dalal ki ni mel waxtaan ak moom mu jox ko xalaatam mu jox ko xelam parce que genre nit ñu mel nii kenn war leen bàyyi. waaw li nga wax dama lay dëggal tuuti rek ni suñu ministre bii ñu yore muy Bakumba xam nga lii mu def ñëpp a kontaan si bay lii ñu génn muy forum bi. les étrangers yëpp yónnee nañ ma message kontaan ci Youssouf Fall la ñu woolu mu nekk consultant bi ànd ak benn Mauritanien bu nekk fii pour affaire ndax comme li nga wax il faut les anciens ñu woo leen moo tax ministre Bakumba bàyyiwu ko dafa ñëw rek bi mu xam na capacité Youssouf Fall daf ko woolu mu ñëw ci concertation régionale yi tout d'abord suñu formation ñun cadre de sport bi suñu formation ñun cadre jeunesse bi ñun les cabinets Youssouf Fall ànd ak consultant bi ki nga xam ne que moom la ñu indi woon mu ñëw ànd ak ñun tàggat defar ay documents ñu former ñu bay moo tax concertation régionale bi ñëpp ne est-ce que réussite totale la concertation nationale bi ñëpp ne est-ce que réussite totale la ñu ñëw nañ ci forum africain bi nga xam ni suñu mbokk africain yeeg ñëpp a ñëw nañu ministres yeeg ñëpp ñëw ñëpp dañu ne est-ce que te kooku consultant bu mel ne que Youssouf Fall di ancien ak Diallo ñoo ànd ak consultant bale def ko muy liggéey bu kenn mënul wax. donc xam naa ne temps bi moonu mayul ndaxte sunu toppee Tabara Gaye ci xolam ak yéeneem li mu bëgg a wax ci ki nga xam ne mooy Youssouf Fall dafa naa ni fii la ñuy fanaan ba tax na ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di wax ni nit ku rëy lu rëy rek la war a mën a am koo liggéeyee sa réew war na la delloo njukkal donc tamit ko loolu jar na tamit kilifa réew mi ci boppam dalal ko waxtaan ak moom ci lépp loo xam dafa jëm ci wàllu jeunesse bi di jeunesse su réewu Mauritanie. voilà président dégg nga loolu dégg nga li nga xam ni Tabara wax na ko et puis ma wax la ko nag comme ni ma la ko waxee sànq Mauritanie yëpp témoignage bi lu ñu def ñu nu mën jël ak ñu nu mënul jël alors tey jii soo déggee sa ancien élève yëkkati kàddu yu ni mel def ko ci témoigner ko ci yow ban yëg-yëg nga ci am. waaw émotion benn bi boo gisee sa élève dem ba lay gërëm di gërëm sa di ba apprécier sa liggéey kooku il faut mu def la benn émotion ci sa xol maa ngi koy gërëm Tabara dëgg la dafay waxee xol mais am na yu bëri nga xam ne aussi dëgg la ci moom. dëgg la ci moom parce que gis na ko ci man te lii ma neex sax mooy mi ngi topp sama tànk moom jigéen la. waaye mi ngi topp sama tànk ci affaire jeunesse sport tey Tabara. addunaam mooy jeunesse sport. moom loolu rek mooy lu addunaam mooy jeunesse sport. talul këram talul dara ci liggéey bu baax. surtout aussi mi ngi liggéey ci mbirum sport féminin. te nit ñi xam nañ ko ci biti aussi mi ngi ci xeex lu bari
yal na ko yàlla dimbali ci yoon. amiin yaa rabbal alamin. Alors président wala doyen comme ni ma ko noo ko bëggee rek ak ni ko nit ñi bëggee wala secrétaire général boo ko ci bëgg rek noonu la parce que loolu moom mooy taxawaay bi. alors tey jii ñu ngi ci jamono joo xam ni sport Mauritanie mi ngi yëngatu. muy football bi muy basket bi muy yeneen discipline yi alors mais est-ce que yaakaaru ni am na beneen politique tey jii boo xam ni le gouvernement mauritanien war nañ ko mettre en place pour mën a jàppale maanaam du sport en général parce que facteur de développement la tey jii soo xoolee lu mel ne Brésil sport football moom moo tax mu egsi fu mu egsi ak yeneen réew yu nu mën a citer est-ce que tey jii yaakaaru ni gouvernement mauritanien war nañu mën a tey jii am beneen plan d'action boo xam ne war nañ ko mën a teg pour que sport bi mën a jëm kanam. waaw Babacar boo gisee damay jël exemple bu nga xam ne moom la intéressé ñëpp mooy football. ñu ngi quand même remarqué ni que les choses sont en train de changer positivement ñu ngi dem ci direction bu baax. sport kenn du tricher. da ngaa liggéey nga gis résultat nga bañ liggéey doo ko gis. te yàlla def na ni fédération bi nekk actuellement ñu ngi liggéey ñu ngi former xale yi. bés bu nekk nga dégg ni diw am na contrat dem na fay temps amoon na temps doo dégg benn Mauritanien bu nekk à l'étranger. da ngay rus sax da ngay rus da ngay gis yeneen réew yi ku nekk mi ngi am à l'étranger des sportifs. te suñu réew amu ko pour lan parce que simplement ñu ngi def formation à la base ba pare di def les moyens. ba pare am aussi surtout l'appui sur le plan politique volonté politique baa ngi fi ren temps yi volonté politique bi am na président day ñëw stade. kooku c'est important xam nga fii bu président te loolu mos fi am. daawul am. en tout cas bu ñëwee stade ñëw xool match bi dafay encourager nit ñi pour ñu def sport. président bi ci boppam def na journée nationale du sport. donc premier vendredi bu mois d'août amuloon. dégg nga infrastructure yi tey gis nga certainement dans le net stade Zouérate ñu ngi def stade Kifa ñu ngi def ay stade 15 stades en chantier dafa jeexagul moo tax kenn waxu ko maison de jeunes ñu ngi kii donc vraiment ñu ngi ci élan wu développement du sport. ba pare comme nu mu la waxee docteur Koumba Ba moom itam comprendre na ni vraiment sport intéressé na góor gi bu baax. premier ministre tam mi ngi jàppale ñu ngi jëm kam suivre ngeen téléthon bi nga xam ne rassemblé nañu xaalis bu bëri pour parce que sport tey xaalis la. boo amul xaalis doo dem fenn. donc ñu ngi jàppale am nañu ay plan benn stratégie jeunesse et sport bu nga xam ne c'est un projet xëy na léegi mu génne incha allah gouvernement bi adopté ci stratégie boobu. donc voilà c'est important président fi may génne nag léegi sa xarit la wax nga ma ko wax na ko sa soppe la. nee na yaay papam yaay confident yaay léppam ñu ànd ak l'incontournable seetaan ki nga xam ni moom moo def ay témoignages yu am solo jëmale ko ci yow. voilà mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya mbokku téléspectateur bu émission xeltu ñu am mbégte am contenté ñëw fii ci kër secrétaire général bi nga xam ne moom moo ministère bi ŋànk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wërëm bi ñu ñëwoon nag seet si ko ci biir këram ñu war a jàkkaarloo ak soxnaam mu war nu wax ñaari baat ci li nga xam ni moom mooy ki nga xam ne moom la ñuy invité ki ñuy invité comme ni mu leen ko waxee rek du ko tuuti Youssouf Fall ñëpp xam nañ ko ci réewu Mauritanie waaye ki nga xam ne mooy Oumou Kalsoum soxna Oumou Kalsoum ñu ñëw tey jii ngir la laaj ay kaddu yoo xam ne daan ko yëkkati ci ki nga xam ne sa borom kër la sa xarit la parce que léegi bu ñuy wax ak moom dafa nuyu suma xarit la donc tey jii yan kaddu nga nu mën a wax jëmale ko ci Youssouf. waaw jërëjëf li nga wax léegi lu wér a wér la xam nga yéen Al Wataniya da ngeen neex a dégg ndax da ngeen di déglu nit ñi te da ngeen nuy dégtal ñu am ci kontante di ñaan yàlla. yéen ak seen directeur yal na leen yàlla gën a suqali lépp loo xam ne yéen a ngi koy dox mu nekk loo xam ne luy jëmale dëkk bi kanam di am loo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk dañu ciy jëriñu yal na leen yàlla jàppale teg leen ci yoon woowu bi jaay na bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam xam nga Youssouf Fall man boo ma ci laajee damay kontaan trop ndax Youssouf dafa di sama jëkkër di sama kilifa di sama mag
Maxtaar mi nga xam ne mooy sama borom kër xam na loolu te keneen ak keneen ak keneen ci famille bi seede na loolu man Youssou bu ngeen ñëwee ci man di ma laaj duma xamante lu may wax ndax damay yaakaar ne lu ma bëgg a wax rek dama koy fàtte. Youssou nit ku baax la Youssou nit ku gore la Youssou nit la goo xam ne boo ko dénkee sa soxla suba ba ngoon jot amatul lu muy def lu dul loolu danaa la xamal lenn ci moom loo xam ne li ngay waxanteeg moom ñaar du ko dégg ñett du ko dégg ku am sutural danaa la wax ci moom loo xam ne ku déggal waajur la fi nga koy gis noonu du xëy suba ne ma nga tukki wala nga dugg ci dara te ñëwul ba ci taxaw ci ndeyam maag yaaye ma dëkk te man lépp lu ma la wax rek lu ma la seedeel ci Youssou keneen mënu la seedeel lu mel noonu lu dul xanaa ay jabar. Madame Fall da nga junj léegi lu am solo ci moom maanaam muy ouverture boobu yaatu boobu maanaam le sens d'écoute bi nga xam ni moom am na ko tey jii mu nekk koo xam ni fierté la ci réewu Mauritanie fierté la ci Afrique réewu Mauritanie du ñu am tendance loo xam ni du ñu feeñal seen ay doom ba àdduna bi mën leen xam te moom tey jii référence la africains yi européens yi àdduna bi dañ koy xëccoo ak ñun ban message ngay lancé ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ak surtout autorités yi ngir genre ju mel nii ñu mën leen di leen jariñu. waaw xam nga ñu mel nii nga xam ni seen jëf nu bootul ci dëkk bi ndax macha allah wa tabaarakàlla du ci moom ca ñaka yar la ñaka yar jàngal ka xamal ka àddina c'est un intellectuel et de première classe nekk na nit koo xam ni doo ko junj fenn foo xam ni du la fa wax lam ca xalaat nekk na nit koo xam ni fa mu nekk di fa liggéey wiiw dong la fa mos a nekkee macha allah wa tabaarakàlla ndax moom la fa def. ma yaakaar ne bu ñu amee ñu mel noonu ci dëkk bi dañ leen war jàpp ak sunu fukki loxo dañu war a ñëw di leen xemmeem ko di leen laaj li nu xam ci lii lan la bala ñoo def dara ñu ñëw ci ñoom ni leen ah ñun kat ñi ngi bëgg a soqali lii di ñu bëgg xam lan moo ci sa xalaat lépp luñ la ca wax ku mel ne Youssou Fall lu mu la ca wax jàppal takk ka téere ndax la mu la wax foo ko def di nga xam ne dugal na la ci fu baax. Youssouf nekk na nit koo xam ne macha allah fa tabarakallah ba mu jàngee ba tey waxuma ba mu liggéey ba tey ba mu jàngee ba tey day jàng ba mu jàngee ba tey day jàngale ba mu jàngee ba tey day liggéey ñetti affaires yi dafa am koo xam ne day jàng noppalu am koo xam ne day jàng ni déedéet naa ko bokk ak nit ñi ndax ñi ma koy bokkal bu ëllëgee bokk kaak ñeneen te bu ëllëgee loolu mooy soqali réew ñun loolu la ñu soxla ci dëkk bi te loolu la Youssouf def. yow xaritam nga. su fekkee nekk nga xaritam war nga xam tey jii lan mooy plat préféré lan la gën a bëgg ci lekk loo xam ne tey jii su ko xiifee rek ni la soxna si lii de fii rek laa ko bëgg a lekk. waa xam nga Youssou dafa nekk nit koo xam ni dafa woyofal boppam ba nga xam ni loo ko tegal mu lekk mais xam naa ni jën bu nu wàjj moom bokk na ci li mu gën a bëgg loolu moom xam naa ko te xam naa ni nekk na nit koo xam ne boo ko ne Youssou xaakoo ngi nii mun la ah xaaral ma mos ci mais amul sikk ci lekkantu boo toogee mu neex mun la neex na bu naqadee tamit daf la naan neex na du la wax mukk ni la li nga togg du sama palaat mais nag bëgg na trop jën bu nu waaj. question bi nag su ma ko laajulee téléspectateurs yi chaque fois dañ may mere moom góoru benn jabar la. xam nga góoru benn jabar nit ñee koy wax. wante góoru benn jabar tegul fenn ndax macha allah wa tabarakallah da ngeen di def émission ci wolof moo tax mënuma leen wax li ma leen bëgg wax ci tubaab ndax yonent bi moo ne woon loo ci am rek soyez-en équitable xam nga kooku yonent bi moo ko wax Youssou lu mu def ñaar la ko def man duma jabar de wante mën naa ni ñett la ko def ndax dafa def ci këram di def ci sama kër kon nag xam nga kooku tegu ko ci ay góoru benn jabar genn góoru ñaari jabar daf ko teg ci teraanga ju mu jox jigéen ci boppam la teral ba nga xam ni man mënuma wax ne góoru benn jabar la ndax man damay wàññi sama bopp ci jabar yi. mbokk yi kon dégg ngeen li nga xam ni moom la soxna Oumou Kalsoum wax di soppeem di xaritam yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko ci sunu ganu tey ji mu mel na kon di li ma koy wax à chaque fois nit du raay. nit du wax lu dul li nga xam ne moom la gëm te Mauritanie
jot na ñu jox gëdd seen ay doom ñu mel na ki nga xam ne mooy Youssouf Fall bi nga xam ne tey jii ñoo ngi koy invité suñu plateau kon mbokk yi nii rek lay demee ci télévision bi nga xam ne mooy télévision askan wi te askan wi soppal ko seen bopp fonk ko seen bopp ndombo woon nag laa koy wax te kenn du ko werante ndax ñu rek ñoo fi nekk salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. voilà doyen dégg nga li nga xam ni moom la soxna mu Kalsoum wax sa xarit la lu mu wax di leer na alors man dafa am loo xam ne daf ma xaw a jaaxal tuuti parce que bi ma ko laajee ni que ndax góoru benn la wala góoru ñaari jabar la nee na moom xam na ni loo mas a def ñaar nga ko def ba moom ñett la ko jàppee parce que moom ñetteel bi la bokk est-ce que Youssouf Fall c'est un homme polygame? Oui. Absolument. foofu kooku fitu waalo bi la doomu ndar bi la wala doneel la. mun naa wax ni li diine santaane la. li diine santaane nekkuma ci li nga xam ne dafa araam. au contraire suñu diine permettre na sax nit am ñeenti soxna. du ma naan sàngara du ma def lu bon. donc li ma xam ni diine bi permettre na ma ko. mun naa ko def te pour l'instant ci ñaar laa nekk. mais si ñaar nga nekk est-ce que Youssou du jeng parce que duñ koy wax ni góor yi bare nañ tey jii luy tas seen kër moo koy tas jeng la est-ce que du jeng. kooku yàlla xam soxna yaa nga fa. donc alhamdulilah rabbil alamin buñ fa nekkee buñ fa toogee ça veut dire que ñu ngi déggoo te loolu moo am solo bu fekkee ni kër gi am na homogénéité ni ñaa ngi déggoo ñi ñaa ngi demante mu nekk benn kër. loolu moo am solo. am solo voilà doyen sunu dernier élément bi sa cofeel la ndaxte lu dagg ci nit rek mu nekk cofeelam ci moom waaye man dama am loo xam ni dama ko yëg sama biir xol keroog bi nga xam ni tàllal naa sama micro di ko interviewer mu nekk loo xam ni émouvant c'était émouvant ñu ànd ak l'incontournable et l'infatigable. mbokku téléspectateur bu télévision Al Wataniya mbokku téléspectateur bu xeltu ñoo ngi am mbégte ñëw tey ji ci makkaanu ki nga xam ni mooy sunu invité tey ji di Youssouf Fall kenn dootu ko présenté defe naa ni comme ni leen ko waxee ci maanaam dorte émission bi ki nga xam ni tey ji ñoo ngi jàkkaarloo moom di doomu boppam ñu koy wax Tutu Fall doom la ci moom jóge ko lool alors ñu bëggoon ko laaj Tutu ñu la doon laaj rek ay baat ci li nga xam ni moom ni jël tey ji sa papa ñu invité ko ci émission bi tey ji nan ngay dundee ak sa waajur bu góor. sama papa dafa doon ko xamante ni il est ouvert genre ñëw bi ngeen ñëw nii c'est une fierté pour moi. Je suis très contente que ngeen ñëw pour interviewer ko. Ça me fait tellement plaisir. J'ai toujours été fière de lui. Et voilà quoi. Alors tey jii nga am maanaam ay yëg-yëg vraiment sa xol fees peut-être que tu as nga am looy yëg si sa waajur mu doon loo xam ne tey jii fierté la comme ni mu koy waxee ci réew mi fierté la ci Afrique fierté la ci lépp li nga xam ne mi ngi koy def alors avoir un père comme ça vous fait quoi? Plaisir. C'est tout un bien. Je crois que nit bu nekk avoir un père comme ça loolu nga war a ñaan ko. alors tey jii soo doon ñaanal tey jii sa waajur tey jii soo demoon tey jii ba bëgg def ci moom dara tey jii rendre ko maanaam la monnaie tey jii loo koy yéene tey. man de gudd fan ak wér gu yaram yàlla bàyyi ko fi. Je veux toujours qu'on fasse de bonnes études.
voilà mbokku téléspectateurs yi je pense bien que ni lii rek expliqué na lépp doy na sëkk parce que sunu invité nit ki sax mu jooy ba mu jeex te waxul dara sax déjà loolu ça explique beaucoup de choses et xeltu ça se passe comme ça xeltu noonu lay doxee noonu lay demee donc c'est un plaisir donc ñu leen di wax rek ni leen noonu la c'est comme ça. voilà donc ci loolu tamit que mu bëggoon laaj benn question bu ndaw sa papa lan la gën a bëgg ci lekk. yàpp. ci wàllu ceeb xeetu ceeb yi ban la ci gën a bëgg. ceebu jën waaw. comme doomu ndar bi mu doon. doomu ndar de moom ceebu jën la. alors tey jii ci beneen question sa papa wax nga ko sànq lan la gën a bëgg ci doomu aadama genre ban nit la bëgg. nit bu yaru rek ko xamante ni bari lu dugg ak génn comme genre ñun léegi suñuy génn c'est tout un problème ñu mën génn genre. lan la gën a bañ ci doomu aadama lan la gën a bañ ci nit. ci ñun de en tout cas ko xamante ni bëggul jàng. moom loolu moom bëgg ko il faut que chaque fois suñu jàngul on a des problèmes mais suñu jàngee rek tout est ok on a tout ce qu'on veut machallah. voilà donc mbokk yi gis ngeen ni mbir mi demee gis ngeen li nga xam ni moom la tutu témoigner waajuram bu góor defe naa ni soo xoolee ni mbir mi yëpp demee da ngay xam rek ni jooy na xolam tooy na fees na jooy na waaye lépp sant yàlla rek ñu leen di jox daje incha allah ci beneen maanaam jotaay. voilà doyen dégg nga tutu li mu wax xol fees na rangoñam tuuru mu nekk loo xam ni lu neex la ci xolu waajuram mu dégg ay témoignages yu doom def ci moom parce que moom nee na papa bu exemplaire nga bu mat sa bor nga ci si wàllu côté alors tey jii sa digganteeg say njaboot soo gisee tey jii say njaboot di la def ay témoignages yu mel nii est-ce que du tax ni nga wax li ma góor gi Babacar Fall defaloon wàcce ak man wàcce naa ak samay njaboot. waaw ci tànk boobu la nekk parce que def comme sama papa du ma wax ni mënuñu ko def waaye jafe na def parce que comme ni mu la waxee suñu kër famille te suñu famille waxuñu rek ñi nga xam ne ñu doon bokk ndey ak baay. suñu famille bu large la. mooy ñu nekk ci mbedd mi ak ñu nekk comme ni mu la waxee rek. foo munti jóge ci kër gi nga bokk. ñun nag ci suñu famille duñu très solidaire duñu bëgg famille on est vraiment très famille. moom bokk na ci ñaari xalma yàlla yu ma yàlla may sama taaw la tudd moom laa tuddee sama yaay. rakam bu jigéen tudd ne ba moom laa tuddee sama sœur aussi bu baax sama sœur bu baax moo xam ni bu la gisee jooy bu gisee sa soxna yu jooy ñu ku baax moo tax ma tuddee ko. mais noonu laa bëgg mel ak sama famille noonu laa bëgg ñoom tam ñu mel parce que famille moo am importance famille moo nga am importance gis nga sama soxna rakk bi. mun naa wax ni sax du sama soxna rakk mun naa wax ni rek ni sama rakk la parce que moom relation yooyu laa am ak sama jabaru rakk yëpp ak sama jabaru mag yëpp. sama jarbaat yi ak ñooñu ñëpp donc dama bëgg am une très bonne ambiance de famille nga xam ni. ñu jàppante fi ku nekk jàppal sama morom pour ñu àdduna mën a neex parce que àdduna neexul. àdduna neexul donc esprit boobu tam laa bëgg ñoom itam ñu vivre ensemble comme ni sama rakk bi Maxtaar waxee te nekk élevage. boo amee dara te fekk yow sa morom jullit bu nekk sa wet ñëw nga kër ga gis nga ñu am barak foofu nekk suñu wet. bu fekkee ne am nga yàlla may na la dara te mun loo ko sédd ak ñoom loo koy doyee. tout à fait yan na ma ko yàlla xel. su fekkee ne vraiment dama mën am alal te bëgguma ko bokk ak nit ñi vraiment bëgguma alal boobu. mun naa wax ni 70% ci li may yàlla dénk dama koy boole ak nit ñi. lii des pour ma famille direct mooy 30% parce que loolu la ma sama papa. loolu la jàngal yare waaw sunu kër da ngay ñëw lekk dugg boo loo fekk nga voilà mu am solo lool léegi du ñuy dem ci beneen aspect bu émission bi muy question quiz ñaari personnalité la yu ñu lay wan doon koy flouter ci 30 secondes dañ la koy bàyyi nga réfléchir si ñu jox la yenn piste la tuuti xool ndax daa ko trouvé wala déet ñu xool ba xam mën doon dem.
ñu dem. Voilà alors donc Racine su fekkee ni sunu générique pare na nga jox na sunu générique ñu dem dellu soit. Voilà donc président 30 secondes nga wax nu kan moo flotté wu kan la ñu flotté wu ci gannaaw photo bi allez Racine ñu dem seet sunu première personnalité tey voilà président kii kilifa gu mag a mag a mag a mag a mag la ci wàllu tàggat yaram muy sa xarit nag occupé poste bu mag a mag ci àdduna bi ci wàllu sport. Lamine Diack. C'est sûr. C'est sûr. Je pense oui. loolu la gën niroo. Lamine Diack. du moom. Est-ce que c'est sûr. Je pense oui. Voilà 4 secondes bu baax xool ba xam ndax nee na Lamine Diack il pense bien que c'est Lamine Diack on verra est-ce que c'est bien lui. Voilà Lamine Diack. Lamine sama mag bu baax la. sama mag bu jullite. côtoyé naa ko ba ma nekkee confessé sax dëgg yàlla ku baax ku laab biir. jullite amul benn heure bu muy raté ak même bu ko fekkee mission. du ko raté. te wax dëgg yàlla dimbale na ma bu baax ci sama liggéey. te bëgg na ma trop. ku ma bëgg la man tam ci la respecte beaucoup. Voilà important deuxième personnalité bi nag ku la jóge la mais du ma expliquer dara ku la jóge la daal damay bàyyi rek ñu dem ba xool kan la. voilà kii kan la ku la jóge la koy diisoo la koy waxtaanal la koy dimbali la. koy dimbali la ci liggéeyam yaa ngi koy jàppale bu bëri ci liggéeyam. góor la ma jigéen. wax ko boobaa la non. c'est sûr ça. je pense bu fekkee moom nga waxee. waaw on verra voir est-ce que c'est docteur Koumba Ba. moom mun naa wax docteur Koumba Ba la. voilà ku ma respecté aussi. voilà ministre. grand rek la may wax dëgg yàlla bu ma ñëwee mu jóg. nee naa ko sax madame la ministre pas là pour ngay jóg parce que yow yaay ministre et puis jigéen warul jóg ci sunu kii moderne bi waaye malgré tout dafa ne grand yi fa mu jóg. voilà maintenant doyen émission bi tire à sa fin mais balaa ñuy jeexal émission bi il faut que ma laaj la yenn laaj yi parce que tey jii fi nu toll fi ni ci wàllu politique. ñëpp xam nañ ni Youssouf Fall xalaatam même su fekkee sportif la amoon na benn ligne politique boo nga xam ne nga politique et d'ailleurs dama daan jël benn kaddu ci Mawia mu ko daan wax mu daan wax ni bokkoon nga wala daf daan wax ni Youssouf moo doon sunu sportif moo doon sunu titre ci wàllu sport alors tey ci wàllu politique tey jii yaa ngi taxaw ci ban camp nga taxaw. ci kaw président bi la nekk. yaa ngi ak le président Mahamoud Abdel Aziz. xam nga ñun comme ni ma la waxee nous sommes des commis de l'État. président bu jiitu dana lay dimbale pour que mën a réussir li nga xam ni mooy moom nu dénk ci administration. comme ni mu la ko waxee dimbale na ma. comme waxee am na 2009 fu mu tàngee fii. dimbale na ma fekk sama candidature posé problème. ba mu ko yabalee benn sama xarit. gis ko ci saa si la wax waaw joxe accord am ba ma demee ba nga xam ni dem naa c'était au Burundi ma di nekk foofu candidat benn Mauritanien nekkul ci salle bi sama liggéey rek mu disons moo tax ba nga xam ne reconduire ma comme deuxième mandat bi. ba mu ko téléphoné ma jot ko ci téléphone nu ma wax ma ne ko ma koy remercier mu ne ma vraiment y a pas de quoi me remercier ko parce que vraiment dama ko mérité. ba ñu demee aussi ba fonction publique ne à 1 an et demi de la fin de mon mandat ñu bëgg ma yóbbu retraite ma ban ko bindee expliqué ko ni d'abord man sama premier mandat état bi moo ma jox autorisation sama deuxième mandat état bi moo ma jox autorisation fonction publique jox na ma benn mise à disposition pour 10 ans je ne peux pas comprendre que léegi ñu bëgg ma mettre à la retraite. jóg na jox na def na li mu war a def. ba pare dimbale ma ci li may liggéey. nag je ne suis pas très politique. Voilà est-ce que tey jii le président son excellence Mahamoud Abdel Aziz tey jii ci wàllu taxawaayam bi mu jëlee réew mi
2008 je pense bien ba léegi 2007 2008 ba léegi est-ce que tey jii ci lecture bi nga xam en tant que tey jii benn visionnaire ban jàngat nga am lan nga koy juger en tant que président boo xam ni jaar na fii ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni jaar na ci réew bi. waaw maa ngi gis réew maa ngi jëm kanam maa ngi gis ni il y a des efforts qui sont faits surtout ci secteur bi mu intéressé parce que man li ma intéressé dëgg mooy secteur jeunesse et sport te ko xam ni moom laa bëgg ci sama xol. parce que comme ni mu la waxee suñu famille bu rëy la. ay cadres ñoo fa nekk. ñi nekk docteur ñi nekk professeur d'université ñi nekk vétérinaire et cetera man rek maa décidé woon dem def étude ci sport te mun naa wax ni sama papa moom mu autorisé woon ma def études yooyu parce que moom jàngalekat la woon. ne moom moo ni mu bu fekkee ni dafa bëgg nekk jàngalekat ci affaire jeunesse et sport dafa mel ne que jàngalekat ci mathématique dafa mel ne ci beneen boor donc man wax dëgg yàlla li ma gën intéressé mooy naka la mën a def pour secteur jeunesse et sport progresser te maa ngi gis at yii par exemple wax naa la affaire journée sport wax naa la moom ci boppam nu mooy day taxaw ci affaire sport. nee naa la stade yu ñuy construire actuellement. nee naa la fonds bu ñu créé parce que nee naa la boo amulee financement doolu mu dem. benn fonds bu nga xam ni dafa am 1% des recettes douanières mi ngi ko créé. centre national de formation des cadres de la jeunesse bu nga xam ne foofu la jàngaloon ñoom Tabara. en 91 la arrêté woon donc kenn jàngalatu loolu keneen ci affaire secteur jeunesse et sport. moom moo ko joxe instruction ba ñu relancer ko tey. centre bi reprendre sa formation nekk tey institut national de la jeunesse et des sports. te waxoon naa leen ci benn étude il y a longtemps que cadre conception yi nekkoon jeunesse et sport yëpp ñu ngi dem ñii ñi ngi dem par la retraite ñii ñi ngi dem dans d'autres départements dana am bon moment bu nga xam ni secteur bi bu ñu defulee ndànk bu ñu bàyyilee ñu former nit ñi dootuñu am keneen ku ko mën a développer te mun loo développer secteur jeunesse et sport mun loo développer santé te amuloo ay cadre boo amulee cadre doo dem alors voilà sama question bu mujj ndaxte émission bi pratiquement jeex na tey jii Youssouf Fall taxaw na tey jii pour que fépp fu ñu ko woo pour réewu Mauritanie mu dem fa ci biir réew mi ci bitim réew. oui parce que je peux dire que yàlla may na ma chance boobu dama génn école ba ma génnee université Alger ñëw yàlla def ma commencé yéeg ci la première marche ci administration chef de division la commencé. at bu nekk wala ñaar at yi bu nekk yàlla def may gravité échelon parce que ci chef de division la jógee la plus basse échelle de la fonction publique di dem ba le sommet nekk chargé de mission mooy nit ki nga xam ni après ministre bi moom mooy ñëw yàlla def ni loolu Mauritanie moom ma ko jox nekkoon naa fi directeur de sport nekkoon naa fi directeur de centre nekkoon naa chargé de mission ba pare ñu may moom aussi possibilité ma dem def nekk secrétaire général benn institution bu nga xam dafay regrouper 43 pays de la francophonie ma jiite ko pendant 8 ans yàlla def aussi ma am ci ndam. am gis nga certainement sama CV. médaille yi moo ci am. am naa médaille ci Mauritanie. bokk aussi mun naa ko wax ne sama papa laa ko jëlee. parce que suñu famille yëpp boo gisee ci Mauritanie de. am nañu seen médaille du mérite national. ba pare dem naa Niger ñu jox ma médaille commandeur Sénégal ñu jox ma. francophonie ñu jox ma distinction bu gën a kawe ci francophonie mooy la médaille Senghor. am na yu bëri nekk naa aussi citoyen d'honneur de la ville de Saint-Louis. parce que man sama bopp président fédération de judo laa nekkoon ba ma nekkee fii ak président des sports scolaires dimbale naa judo Saint-Louis bu baax a baax ba ma nekkee Conféges ñu jox ma médaille boobu voilà vraiment li nga xam ni maa ngi delloo njukkal sama réew parce que moom moo tax tey ñu mun a wax Youssouf Fall. bu ma nekkee à l'étranger ba pare jox ma une situation ba nga xam ni ambassadeur laa nekkoon avec les avantages d'ambassadeur ba ma terminé sama formation aujourd'hui bu ñu ma wooyee nee naa la waxuma sax jeunesse et sport mais fu ñu ma woo. nga dem c'est important doyen ñu lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér émission bi jeex na xanaa duñ lay bàyyi rek ci 30 secondes nga tàggatoo ñu soogaam di tëj wax ma tamit kanam nga xalaatee xeltu waaw di balu ak ñëpp ñu ñuy déglu ñëpp mag yow parce que xëy na am na ñu fi wax nga xam ni kenn war a koon wax wala suñu lamine jiitu ni waaye amuñu woon benn intention ni yow di man ni yàq mais boo gisee maa ngi lay gërëm yow ci sa émission bi te boo gisee ma ñëw tam bu ma xamoon ni xeltu day yàq wala day defar lu nga xam ni baaxul du ma ñëw dëgg la mais dama gis ni sa émission bi maa ngi koy suivre depuis quelques années nii émission bu nga xam ne mën na defar jàppale dimbale
pour ñu defarandoo ñun ñëpp réew mi ba pare particulièrement aussi dans la langue wolof bi nga xam ne aussi mooy suñu langue ñun ñëpp ñu maîtriser ko te comme nu mu la waxee au début de l'émission du ñun rek ñoo koy jëriñoo tey foo dem ci marché yi ci taxi yi foo dem macha allah ñëpp ñu ngi lakk wolof yal na yàlla def ñu am jàmm ci suñu réew parce que jàmm rek moo xaj suñu réew. merci beaucoup doyen Youssouf Fall ci disponibilité am ci engagement am ci détermination pour la jeunesse mauritanienne ak lépp li nga xam ne mi ngi koy def ci réewu Mauritanie ci wàllu jeunesse bi di leen wax rek ni leen ki nu invité woon gis ngeen ko comme ni leen ko waxee woon ci réseaux sociaux yi du ku tuuti du ko xam ni kun lu nekk defal na ko biir réewam réew mi nag war ko delloo njukkal ndaxte njukkal bi des na comme ni ma koy waxee te je pense bien que appel bi njiitu réew mi ci boppam jot na ko et ñu koy ñaanal tamit que un bon vent pour le reste et di gërëm di sant képp koo xam ne rek tàllal nañ la sunu micro nga témoigne ci moom ak ñi nga xam ni bëggoon nañu sax wax te temps bi mayuñu ko woon di gërëm di sant la régie Racine Wane l'incontournable l'infatigable Racine ki nga xam ne mooy Eli Cheikh ci wàllu li nga xam ne mooy lumière bi ki nga xam ne mooy rabaax ci wàllu son bi Bertin Kendem ma fàttali nag mën ngeen ko topp ci YouTube incha allah xam naa ni suba dana dugg ci YouTube dugg ci li nga xam ne moom mooy Facebook émission bi nga xam ni def nañ ko ak le doyen Youssouf Fall leen jox daje incha allah ci yeneen ni maanaam plateau semaine ba li ñëw di talaata suñ si yàlla maye ñu fekk ci jàmm yàlla yëf ci yàlla jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu digg nu ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu